jaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV seen émission diisoo amaan mbégte ànd yéen ci waxtaan wi ngir waxtaanee réew mi tolluwaay bi ci bépp anam ci wàllum koom-koom wàllum politique ak mboolem mu soxal askanu Sénégal xam ngeen ni Sénégal fi mu toll dafa dëgmal daanaka lu am solo muy élection présidentielle li fekk ñeent daanaka ci ay weer ñu yegg cam ngir waxtaanee wàll gi xam ngeen ni bari na ay parti politique yoo xamante ni bi ñi ngi doxal kenn ku ne ak mbërëm ñii di wax ni am nañ programme ngir soxal Sénégal ngir xëy na seen candidat mën a falu loolu tax na kenn mënta bañ a wax parti bi nga xam mooy parti démocratique sénégalais muy PDS parti bi nga xam tey seen candidat dañu mooy Karim Meïssa Wade waaye ñu gis ni yeneen candidat xëy na mi ngi fël ba ca mujj mooy ko mel ni Maître Madické Niang ak coow li mu jur ci biir parti boobule waxtaane wax léegi moo tax ñu am gan di dalal ki nga xam moo di le président du groupe parlementaire Liberté Démocrate Serigne Cheikh Mbacké maa ngi lay nuyu bu baax sëñ bi Mbacké. asalaamaaleykum sëñ Modou ñoo ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñi ngi seetaan DTV ci biir nuyoo boobu ñu jiital ci Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides teg ca suñu waajur Serigne Bara Dolly Mbacké di ñaan yàlla defal leen fan bu gudd ak wér ba yéene ji ñu am lépp ci lislaam liggéeyal lislaam ñu mën a àggale yéene jooja. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly président groupe parlementaire Liberté Démocrate ndogu tànk bi fi mu ñëwee bett na la bettu la. bett na ma ci benn côté bettuma ci benn côté bi mu ma bettee mooy mosuñu woon a xalaat ne bis dana ñëw président Madické Niang di démissionné ci groupe bi ndax ñun suñu bëgg-bëgg moo doonoon président Madické Niang des ci groupe bi jiite ko loolu moo nekkoon suñu bëgg-bëgg waaye nag suñu borom lu mu dogal kenn mënu ci dara ndax li waral mënu koo jiite mooy comme dafa nekk candidat ca parti bi am candidat ndax candidat wu parti bi ñëpp xam nañ ne Karim Wade la sunu candidat Karim Wade la kon beneen nit mënu la nekk ci biir nekkaat candidat jiite groupe parlementaire bi loolu amee mu démissionné 2 jours après wala 3 jours après ci la ma président Abdoulaye Wade woo xamal ma ne man la tànn def ma comme président groupe parlementaire beneen bi ci topp ci muy comme ni nga wax bettuma mooy bu leen fàttee ne département Mbacké bi nga xam ne yàlla dogal na maa jiite woon liste bi àndoon ko ak équipe bi ma àndaloon ñu gagné département Mbacké juróomi député la plus ñaari député ci liste nationale ñaari député yooyu ci liste nationale bokkoon na ci Maître Madické Niang kon normalement soo xamante ne Madické démissionné na groupe bi war naa mën a ñëwaat ci département Mbacké te bu fa dee ñëw it nag man maa jiite woon liste ba kon su nu ma ko joxee it côté boobu du ma bett foofu. du la bett foofu waaw. loolu moo tax bettu la mais ci njàngat ci wàllum politique dafa am ñu gis ni légitimité am na ndax ni nga ko waxee ci wàllum politique waaye tamit xëy na politiquement parlant Madické Niang ku ko xam-xam ni basam Touba lay wax ni mooy basam politique kon groupe parlementaire bi dugg Touba dina mën a tax ba PDS gën a dëgëral taxawaayam ci Touba aussi loolu calcul politique la wala gisee woo ko noonu comme ñu xalaat ni loolu mel moo tax président Wade jox la groupe parlementaire bi. xam nga man giseewuma ko noonu li ma gis mooy nun yor groupe parlementaire bi ak ñàkk koo yor teewuloon ñuy gañe ndax wax naa la ne la boo xoolee 2000 président Abdoulaye Wade bi muy ñàkk pouvoir bi bu leen fàttee ne gañe na département Mbacké gañe commune Touba premier tour ak deuxième tour. législative yi ci topp it man bokkoon naa ci ñi ñu investir woon ndax man la woon Fallou Mbacké ministre Moussa Sakho Aïda Gaye ak Adji Seck yàlla dogal aussi commune Touba gagné woon nañ ko gagné commune ak Touba Fall mais dañoo perte Mbacké ak yeneen communes yi loolu moo waral 2012 nun ñëwuñu assemblée yàlla dogal bi ñu ñëwee aussi 2014 muy élection locale man ak Serigne Fallou ñooy jiite woon ñaari liste yi jiite majoritaire ma jiite proportionnel ñu dem élection gagné département bi am 68 conseils sëñ Fallou nekk président conseil départemental ma nekk premier vice président ministre Moussa Sakho nekk deuxième vice président soxna Aïda Gaye nekk secrétaire élu bi yàlla dogalee ñu dem élection avant ñuy dem référendum yàlla dogal ay kii commencé am ku mel ni Serigne Fallou Mbacké daal di bàyyi Moussa Sakho daal di dem APR
Adji Seck dem APR Aïda Gaye dem APR bi ñu ñëwee élection législative avant élection législative référendum am na fi bi ñu demee référendum ñun ñu baatal campagne non bi gagné 82%, pouvoir bi am fa 18% vie yàlla dogal bi ñu demee élection législative ñu tabbu ma def ma tête de liste ma ànd ko ak sama rakk bi Cheikh Abdou Bara Dolly ak ñoom Moustapha Diop Fatma Diop Fatim Mbaye bi ñu demee élection ñu gagné département Mbacké gagné bu rafet am 50 000 voix et quelques APR mi toppoon suñu ginnaaw am 37 000 voix yàlla dogal bi nga xamante ne malgré bureau de vote yu bari ci Touba lu war a toll ci ay 226 bureau de vote yoo xam ne fexe nañ ba voté wuñ ndax la ñu ci jublu woon mooy fexe ba commune Touba xaaj bi bu ñu voté pour que ñoom bu ñu gañee àll bi mën a boole li ñu am ci Mbacké ak yeneen communes yi pour mën a gañe département bi waaye nag suñu borom dogalu ko yàlla dogal ñoom ñu perte ndax waa Touba yëpp génn nañ votel ñu rawee leen lu toll ci 13000 voix xam nga 13000 voix neexul a sàcc waaw du lu ndaw kon loolu moo tax nga jàpp ni politiquement parlant PDS mi ngi am doole bi ci département bu Mbacké rawatina biir commune bu Touba mais gis nañ ni ak Madické Niang mi génn kon day mel ni PDS nag dana am léegi xaajaloo bu am militants yi kat dafay diviser wu léegi en deux ñii dana ànd ak Maître Wade ñii ànd ak Madické Niang est-ce que toog ngeen analyser un peu situation bi nga xam ci la PDS toll ndax nag ñetti weer ñeent dox su ndigal élection présidentielle 2019 situation PDS toll fii militants yu bëree bëri nag am na jaaxle loolu. xam nga wax naa la ko léegi bu ñu sañoon toujours parti bi dafay yokk bu ñu sañoon kenn du génn waaye nag aussi day am foo xam ne bu fa àggee ba ay nit génnit mënatuñ si dara la ni man mooy fexe ba militants yu parti démocratique Sénégal yi ñu dajale leen ñu des ci biir PDS continuer liggéey ak président Abdoulaye Wade pour que maanaam bu ñu àggee ci élection yi Karim mën a gagné premier tour noonu loolu mooy suñu taxawaay. beneen ba ca des mooy parti noonu lay demee day am ñu génn am ñu dugg. nun li nu jàpp rek mooy ñeneen danañu duggaat te nit ñi ngi continuer di dugg toujours ndax umpale wu leen ne bu ngeen seetloo Karim Wade tey xale yi nga xam ne mosuñoo voté xale yi nga xam ne benn yoon lañ voté boo xoolee tey département Mbacké ñëpp ay karimiste lañ loolu dafay wane ne toujours parti bi mi ngi gën di am doole ndax ay nit ñu bees ñoo xam ne mosuñu def politique ñi ngi ñëw di renforcer li nga xam ne mooy parti bi plus ñi nga xamante ne ay wadiste lañ nga xamante ne mooy mag ñi yàgg ànd ak Wade ñooñu ba léegi dañ naan la ba may faatu Wade rek lay votel loolu ngay dégg ñuy wax kon ñooñu kenn mënu leen a sensé kenn mënu leen a yóbbu fenn ba tax na man jàpp naa ne ñooñu duñu suñu adversaire nun pouvoir bi la te li ma jàpp mooy bu ñu àggee ci élection yi fañ leen daan jaarale rek lañ leen di jaarale balaa midi rek bu soobee yàlla Karim Wade dana remporter foofu élection yi gañe ko gañe bu rafet boo xam ne kenn du ko sig saak incha allah xëy loolu la waa PDS jàpp mais li jaaxal ñu bari mooy est-ce que toog ngeen def diagnostic càmbar PDS ngir xam lu tax Madické Niang am taxawaay bi ndax koo xam te ne bi ñu dañ koo xamoon ne ci ginnaaw président Wade nekk daanaka bay faalam gëm ko ànd ak moom depuis ñoon xamee ba tey bu jekke-jekkee génn jël dogal bu mel nii ndax nag taxaw seetlu jotut ngeen taxaw xool ne ñun mbaadu suñu candidat bi ñu samp kët dafa dem ba ci biir ñëpp xam ni plan B mënta ñàkk tax mu taxawee nii ba Madické Niang xam nga bala may ñëw ci sa question bi li may njëkk a fàttali mooy bi mbir mi amee Cheikh Abdou mi nekk député nekk coordonnateur Bokk Gis Gis moom bokk na ci xalaat bi nga xam ne moo ko njëkk a génne war nañu dox def ay négociation seeti Madické seeti waxtaan ak président Abdoulaye Wade woo ko wax ak moom bi mu ñëwee wax ma ko mu doon lu rafet ñu ànd ko woo président Mamadou Diop Decroix ak Mamadou Diop ak kii Moustapha Diop ñu waxtaan ci ñun ñëpp ñu àndandoo rafetlu xalaat bi ñu ne kon li ñuy def nañ dem gis Madické waxtaan ak moom bu ñu paree woo président Abdoulaye Wade waxtaan ak moom yàlla dogal na gis nañu xalifa général des Mourides gis nañu ay kilifa yi diine yu bari waxtaan ak ñoom pour ñu waxtaan ak président Wade waxtaan ak Madické waaye def nañu suñu kem kàttan waaye la tax mënu la ne mooy comme président Abdoulaye Wade ak nun PDS dañoo tànnoon Karim Wade ci congrès Karim Wade ne candidat parti démocratique sénégalais kon parti bi du mën a d'accord muy am plan B ca Madické moom li mu bëgg mooy nekk candidat te pour mu nekk candidat président Abdoulaye Wade d'accordul moom it muy nekk candidat parti bi di am ñaari candidat kon loolu moo waral le président Madické moom it démissionné ci groupe bi daal di dem jaar yoonam pour def candidature boppam
loolu nun dox nañu ci pour bu ñu sañoon ànd bi am waaye ànd bi am moo doonoon président Madické retiré candidature am continuer diriger groupe parlementaire bi des ci mbir mi ca Madické it d'accord loolu moom li mu d'accord mooy nekk candidat justement loolu mooy problème bu ñu bëri bu fekkee ni parti PDS dafa am ay kàngam Madické Niang am ci kàngam xam parti bi bu baax xam ko de Touba à Tamba de Louga ba Kaolack day mel ni kon am na li naan ku ñeme dañu laa déey jàmbar na ci biir base yi xool na xam na ni kat ay wën président Wade bëgg na lii waaye militants yi ñu ngi wax lii est-ce que yéen jàngat ngeen bu baax politiquement parlant démarche maître Madické Niang xam nga mooy li ma la wax rek da ci am loo xam ne nun dañoo am suñu secrétaire général muy maître Abdoulaye Wade waaw te jàpp naa nun ñëpp moo ñu formé ci politique te am na vision boo xam ne toujours vision lay doon boo am solo boo xam ne bu ñu ko toppee rek danañu jural njëriñ moo tax nun li am solo rek mooy comme président Abdoulaye Wade vision ak vision PDS mooy lii ci loolu rek ci la ñuy tënku ci la ñuy dox baneen laneen mënuñ koo gis mënuñ koo dégg ndax wax naa la ko léegi benn candidat la ñu am muy Karim Wade kon nun li ñuy def mooy liggéey ba bu ñu àggee ci élection yi rek ñu mën a gagné premier tour nun loolu mooy suñ gëm-gëm foofu lañ ne mais gagné tam sëñ bi day fekk mbër mi ne ci géew bi ndax tamit dañuy wax naan yóbbante galgal ubut làmb du ñàkk dégg bu baax olof yooyu ma la wax ndax bu fekkente ni Karim mooy seen candidat mu nekk Qatar milliers de kilomètres de Dakar élection yi war a am fii nit ñi toll ci campagne ak teg seen programme ngeen mooy ci Karim candidat boo xam te ni bi ma nga ca frontières yi ak seen Sénégal loolu ndax wóor na tam ci wàllum politique dëgg-dëgg sëñ bi xam nga wóor na ndax li tax mu wóor mooy gëm nañu ne Karim Wade dana ñëw dina ñëw waaw kañ lay ñëw xam nga daanaka mun nañu bañ a joxe ay délai waaye li wér ci wóor daal mooy wér nañu ne dana ñëw te it loolu lañ jàpp ci loolu la ñuy liggéey ca bis dana ñëw da ngeen ñëw ànd ak ñun accueillir ko te bu soobee yàlla bu boobaa danañu xam ne Karim ñëw na beneen ba des mooy mais Karim bu ñëwee tamit doon ak candidat ndax président Sall waa justice nee ñu code électoral bi mayu ko mu doon candidat ndax mënut a doon électeur d'abord xam nga damay faral di wax ne ku tee Karim Wade doon candidat doo nekk candidat ah bon waaw ndax li wér ca wóor mooy Karim Wade yoon xañu ko carte électeur am ministre de l'intérieur ak waa ministère ba ñoom ñoo xañ Karim Wade kartam ndax Karim Wade def na li ñëpp war a def jógee na Qatar dem ba Koweït bindu ñëpp gis ko yoon néewu ko waroo bindu mu bindu kon bindu na ba pare ba ñëw na ba fii ministre de l'intérieur la gënoon rafet mooy carte électeur am dañ ko war a jox mënuñ ko koo xañ waaye nag ñoom gis nañu ne bi ñu tàmbalee ba léegi benn nit rek moo leen tere nelaw muy Karim Wade waaw ndax président Macky Sall moom dafa ragal Karim Wade Karim rek la ragal ndax boo xoolee tey CREI bi ñu ko déclaté benn nit rek la topp benn nit la jàpp ba mu pare fay nañu ko foofa la yem. ah pourtant liste bi yaatu woon na Ousmane Ngom mi ngi ci woon waaw bëgguma lim ñeneen ak ñeneen ñi ngi ci woon bëgguma nekk di lim ay tur mais ñëpp xam nañ ñi nekkoon ci liste yi mais benn nit dong la tëj benn nit ba mu ko tëjee fa la yem ko diggaat CREI wala déggatoo kenn ku mboo ndax nekku ni ñoom dañoo def li koy doon sàkk te mooy génne alal ji jëbal ko non man mënuma accuser ay nit naan def nañ wala defuñu li wér ci wóor daal Karim Wade ko taxoon a jóg bi mu demee ba tëj Karim Wade adduna bi yëpp ñaawlu wane ne maanaam cour boobu amul njariñ ndax amul bariwul réew yu mu am ci àdduna réew yi am démocratie yëpp xam nga ne kenn ñemewu faa doxal lu mel noonu réew bépp réew boo xam da nga respecté aussi ak yelleef it ñemeeku loo doxal CREI ba tax na kon lu ñu jàpp rek mooy verdict la boo xamante ne amul benn sens aussi verdict la boo xamante tegewul fenn te ñoom sax xañuñ ko ay droit ndax ki nga xam ne mooy président bi Henri Grégoire Diop bi nga xamante ne mi ngi lire procès bi mu waree def délibéré bi ñëpp xam nañu ne procureur da ko demandé woon ne ko xañ ko ay droit civique am mais bi mu ko waxee daf koo gàntal kon xam nga kon ñàkku ko ñaareel ba yi tamit boo gisee état bi nga xam ne lépp lu ñuy def politique la ci kaw Karim Wade ci damay wax ne lépp lu nit def ci politique rek moo ko mën a faj ñoom politique lañ def nu nit danañ def politique pour régler problème bi ndax waa ministère de l'intérieur suñu mënee xañ Karim Wade carte électeur am loolu politique la
ndax ñoom amuñu droit xañ ko. ban taxawaay ngeen nar a taxaw jàkkaarloog président Sall ci wàllum politique ndax bu fekkente ni ba Karim Wade ba mu tàmbalee ba tey may fàttaliku 2013 2012 da ngeen waxoon ni Karim kenn du ko jàpp ñu jàpp lay xew-xew ñu waxaat ni Karim dana génn kaso nangam sangam waaye la xew-xew na donte teg ngeen ay plan ci politique lu bari teewul plan wu président Sall teg ak gouvernement mi ngi jàll ñu seen plan dafa échoué loolu lu muy signifié faiblesse moo am côté PDS amutul leen doole ba ngeen amoon temps Wade wala Wade dafa dem ba nekk mag amul ñu ko doon xeex mi daan xeex à l'époque amul bu ko mën a remplacer léegi ci parti PDS. xam nga Serigne Modou kenn du jëm ci ab xeex di joxe maanaam ni nga war a xeexee. loolu bokkul ci xel. ndax wax nga ko léegi PDS. fa mu nekkoon démb ak barki démb jàpp naa tey la gën a am doole ndax tey jii boo gisee tey ndaw yëpp dañoo daw jëm si PDS tey nga gis ne tey askan bi yëpp tey réccu nañu fal bi ñu doon fal président Macky Sall ba tax na tey nun PDS tey la gën a am doole ndax boo xoolee rek résultat élection yi jàll rek wane na ne PDS jógaat na tey la pas doole ñaareel ba wax naa la ko léegi 2012 bi président Macky Sall di doog a ñëw mais moo gagné département Mbacké ay député mi ñoo jàll waaye boo xoolee 2 ans après 2014 dafa perte département Mbacké nun ñoo gagné loolu mooy wane ne PDS jógaat na ak doole ndax bi muy doog a ñëw comme lu bees la gagné na département Mbacké waaye nag boo xoolee 2014 dafa perte ñu ñëwaat 2017 dafa perte résultat bi di gën a yéeg bu PDS ñoom ñuy gën a néew doole. loolu rek dafay wane ne PDS kon mi ngi ñëwaat ak doole boo xoolee yeneen département yëpp résultat yi diggante 2012 ak léegi da ngay gis ne résultat yi mi ngi yéeg. mi ngi yéeg waaw ci département yu bari. ci loolu rek ngeen sukkandiku ba jàpp ni politiquement parlant da ngeen mën a taxaw affronter régime président Sall loolu dafa mel ni wëriwul terrain politique bi mais am beneen mbir boo xam ne bañ ñu ngi koy wax. te mu soxal PDS ba tey. démocratie bi ñëpp seetlu di moo fi ñàkk nag dëgg-dëgg nag ndax gis na ni 2012 ñàkk pouvoir Karim Wade moo nekkoon diggal ba ku jéggi dañoo waxoon ni kat président Sall Wade dafa bëgg a jox Karim réew mi ñu jóge ca Karim ñëwaat encore nekkaat ci diggu coowal li tas parti bi nga xam mooy PDS mbaadu Karim Wade mooy nar a ñëwati encore ci ba xañaat participation PDS ci élection présidentielle muy lu histoire di jàpp bu fekkee am na ci biir Sénégal. xam nga wax naa leen ko waxati ko bu leen fàttee ne président Abdoulaye Wade imposé wu ñu Karim nun PDS ñoo gis Karim mu doy ñu def suñu candidat voté ko am ay nit yu d'accord ne ñoom dañoo bëgg a nekk candidat ñu ne leen yëkkati leen seen loxo nekk candidat ku mu neex candidat yu bari la woon bi ñu demee élection Karim Wade gagné largement kon loolu lu leer nañ ñi la ndax ñi bëggoon a doon ay candidat ci jamono jooju ñëpp dañoo posé woon seen candidature waaye bi ñu demee amuñu dara Karim Wade la majorité bi tabbu mu nekk suñu candidat kon loolu leer na nañ lu loo xamante ne kenn moo ñu ko imposé nun waa PDS ñoo gis Karim mu doy ñu def ko candidat beneen ba ca topp muy ñiy wax naan di wax lu leen neex si Karim Wade jàpp naa nit la koo xam bi mu fi nekkee li ko waroon def na ko ndax liggéey na fi liggéey bu rafet liggéeyal ko Sénégal ndax tey jii wax nga ko sànq su fekkoonte ne la mu liggéey yoon amoon na lu leerul kon gars yi duñ dekkal CREI kon te loola lañ koy toppee mais lépp ministère bu mu mas a yor audité nañ ko aussi yi gëm yoroon sax audité nañ ko càmbar nañ ko mais gisuñu daal moo waral ñu dem jëli CREI boobu ñu jëloon bennum nit dong la di jeex na kon dama jàpp ne loolu jërul ñu ciy wax ndax Karim la ko waroon bi mu fi nekkee wane na ko ba mu mat sëkk te it Sénégal yi ñoo am ci moom yaakaar askan bi yëpp àndandoo am ci moom yaakaar xam ne nii moom bis bu jëloon réew mi dana développé wu loolu moo waral askan wi man damay faral di wax ne moom mooy candidat du peuple bi ci boppam ñoo ko bëgg ñoo ko sàkku pour mu nekk candidat léegi moom mu des digganteem ak peuple bi est-ce que moom bëgg na peuple bi ndax candidat boo xam tamit ñu ngi koy annoncé dina ñëw mi ngi Qatar dégg naa sax président Wade Qatar la nekk jamono ji du ñàkk da nga ko dëggal ou pas bu fekkee information wér na ana président Wade moom Qatar gi mu nekk ana Karim Wade waxtaan gi lan la bu fekkente ni ñi ngi waxtaan xëy na ngir xëy na Karim ñëw parce que tamit ñu bari dañu jàpp ni Karim moom ñoo ko def candidat yéen waa PDS yéen ko def candidat waaye moom nekkagul candidat boo xam te bi day jàpp ni candidat la officiellement ci boppam xam nga loolu sëñ Modou jàpp naa Karim Wade
avant ñu koy tabb ba niñ ko tabbee moom ci boppam xam na ne mooy candidat bu parti démocratique sénégalais loolu moom du lu ñuy sikki sàkka wala lu ñuy naatlable wala dara lu mu gëm la lu mu nangu la lu mu ànd la. lu ko bàyyi Qatar kon. xam nga wax nga ko léegi bi yàlla dogalee ñoom ñu dem ba di ko génnee ban heure lañ ko génnee une heure du matin. defaral ko passeport ci guddi gi. ñu ko génne. waaw Karim moo génn. non non ñoom ñoo ko génnee dugal ko ci avion yóbbu ko ñëw gi mu bëggoon a ñëw Touba sax siyaare si Serigne Sidi Mokhtar ca jamono jooja dañ koo gàntal. ba sëñ bi ci boppam dafa obligé yabal taawam sëñ Moustapha mu ñëw dajeeg moom kër maître Madické Niang pour man koo ñaanal ñu escorté ko ñoo ànd ak moom dugal ko ci avion kooku demul ci coobareem ba tax na kon ñi nga xam ne ñoom ñoo ko génne woon ñoom ci seen bopp lañu war a wax waaye Karim su amoon li ko gënal mooy bi mu génnee du génn Dakar fii lay toog Sénégal gi lay toog. léegi lu ko bàyyi fële nag Qatar gi mu toog boobaak léegi. xam nga la ko fa bàyyi laaj ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko génnee réew mi waaye li wér ca wóor mooy Karim dana ñëw waaw ñu bañ dana ñëw ñu nangu dana ñëw. ñi ko génnee réew mi Karim kañ lay ñëw kan. non non comme ni nga ko waxee dikk ba moom bu soobee yàlla. ñoom ñu bañ ak ñu nangu Karim dana ñëw. incha allah waaw ana président Wade jamono ji tembe moom. président Wade actuellement nañu garder fa mu nekk rek ndax comme waxul publiquement ne maa ngi bërëb sàngam man jërul may wax fi mu nekk waaw tukki na daal mi ngi ci ay tukkiyam waaw mi ngi ci ay tukkiyam. waaw dama for ci yow béykat yi mi ngi ci Karim Wade jamono ji tembe. xam nga sëñ Modou man du ma la dëggalal du ma la weddil en tout cas daal président Wade mi ngi ci ay tukkiyam. tukki bi xëy na lépp ci PDS moo ko tax a jóg. ak élection présidentielle yi. waaw PDS rek ko tax a jóg ndax président Wade moom fu mu nekk rek. luy dimbale askanu Sénégal ak luy dimbale parti am ci loolu ci lay xëy ci lay gont. honorable député président groupe parlementaire Liberté démocrate Cheikh Mbacké Bara Dolly ba tey ci réew mi ak tolluwaay bi candidat boo ko amee di nga am programme ci programme ban ngeen war a mën a teg bu jàkkaarloog programme président Sall moom mi teg plan Sénégal émergent ci biir plan Sénégal émergent mu am ci ay bànqaas yu bari da ngay dégg PUDC da ngay dégg PUMA da ngay dégg lu baree yoo xam ne ñu koy soxla Sénégal xanaa ne bi nga nattee réew mi juróom-ñaari at président Sall au pouvoir donte yaa ngi ci opposition bi yaa ngi dem Touba Dakar te dem partout au Sénégal gis nga ni nag réew mi sax soppeeku am na d'ailleurs sax mi ngi ci ay tournée économique di dem di inaugurer yenn yoo xam yaa ngi koy gis mu koy def ci biir Sénégal. xam nga man li ma siy tontu rek mooy bi mu toogee la mu njëkk a def mooy ndaje ministre yi da koo jëloon yóbbu ko ci régions yi. waaw ñëpp gis nañu ne tey région bu ci nekk. la mu fa diggee woon defu fa dara ndax tey jii boo ñëwee tey ma jox la exemple rek lu mel ni région de Diourbel man di wax dëgg yàlla mënu ma gis lenn loo xam ne milliards yam fa tuddoon loo xamante ne da nga ko mën a gis xam ne lii kat am milliard rek dugg na fa. mais xam nga ni 400 et quelques milliards la woon. pour waaw ca ba léegi si gisoo fa dara amoon na benn programme bu président Abdoulaye Wade indi woon pour Touba 100 milliards yi waxatul lu ca jëm. ba mu toogee léegi amul leen loo xam ne yow mi dëkk Touba gis nga ko loo xam ne mën nga cee teg sa loxo ne lii moo ko def man dama jàpp ne topp di wax rek ndax tey jii boo jëlee seen PUDC boobu tey fan yi ci ginnaaw rek yaa ngi gis entrepreneur yi nga xam dañoo liggéey wala dara mënuñu leen a fay. ñoom ñu dem ba naan ab boru 9 milliards waaye ñun jàpp nañ ne ëpp na 20 milliards dañuy wax rek waaw léegi nag li nga xamante ne am na ci aussi mooy gis nañu ne. tey mënoo tudd PUDC ca boo ñëwee région de Diourbel bi ma dëkk rek nga xam ne moom laay jël tuuti exemple gisuma leen loo xam ne def nañ ko fa rawatina département Mbacké ba fan yi ci ginnaaw gis ngeen waa département Mbacké maire yi nga xamante ne ñoo bokk ci maanaam benn bokk yaakaar ñoom maire yëpp dañoo dajaloo dem ci xalifa bi di ko ñaan pour mu wax ak Macky Sall parce que Macky Sall PUDC bi deful dara ci région de Diourbel département Mbacké sëñ bi nga ne ay maire yi nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar def délégation ñëw ci xalifa bi di ko jooytu pour que xalifa wax ak président Macky Sall ndax gis nañ ni PUDC deful dara ci département Mbacké ñoom dem nañ ba àgg foofu loolu dafay dëggal ne kon li ma la wax ne la département Mbacké defu fa dara ndax wax naa la ko boo xoolee wàllu assainissement tey jii Touba mooy deuxième ville du Sénégal ah boo xoolee tey ci wàllu population ak wàllu yaatuwaay tey jii boo xoolee tey mooy dëkk boo xam ne assainissement ba léegi amagu ca tey jii boo xoolee bu ñu demee tuuti ay at ci kanam màggalu Touba
ci digg nawet lay ne bu boobaa ku ñëw Touba foo jëm ci biirum ndox ngay nekk. loolu kat lee mu jeex ndax ministre Mansour Faye. dem na fa bari ki démb mi ngi fay lancé ay travaux jëm ci mbirum assainissement xanaa nga nangu loolu. xam nga programme baa ngi dox. xam nga sëñ Modou man dama jàpp ne politique la. ah bon ndax boo toogee boo amee mandat 7 ans yoo xamante ne yaa ngi ko war a toog nga dem a dem ba mandat bi jeex nga ñëw di ñu dikk loo xam ne pour nga def ko boo faluwaatee la mooy boo faluwaatul mënoo koo def ndax nekkul ci budget bii. xanaa ñu programmé ko ci budget bii ñëwaat ca budget bii ñëwaat. mu ni xaw ma 7 milliards genre. non taxawal tuuti rek ma la xam nga ak lu mën a doon rek li ma jàpp rek mooy politique la ndax ba léegi kenn gisagul fu ñu ko dugal ci budget kon su ñëwee di ko dig waa Touba li ma jàpp rek mooy politique la ca li ñuy ñaan nun mooy élection 2019 Macky Sall buñ ci àggee mu wàcc kon loolu programme campagne la rek pour jéem a nax waa Touba waaye waa Touba ñoo la gën a xam ne ki toog juróom-benni at ba dugg juróom-ñaareelu atam su la diggee defu ko woon bàyyi bay wutaat di la ko dig loolu dama jàpp ne wax ju yàqu la. mais est-ce que yaa ngi dugg ci àll bi sëñ bi ndax booy xool li ngay wax dafa mel ni xanaa kon dafa am ñaari Sénégal ndax président Sall fu mu dem mbooloo maa ngi koy topp ñu koy tàccu ñuy mobiliser mooy inauguré te def ay pose première pierre di lancer ay chantier kon dafa mel ni sëñ bi nag dëkk bi man xaw ma loo gis mais am na côté yooyu mi ngi dox moom peut-être kon Diourbel ba nga gis moo amul xëy na développement mais yéen yaa ngi avancé. xam nga boo xoolee ci wàllu bilan président Wade li mu fi def Macky Sall defagu fi sax xaaj ba. kon boo xoolee tey jii nii ci sa président Wade fu mu mës a génn mbooloo bi daan topp président Abdoulaye Wade xaaj bu toppul président Macky Sall ca teewul bi ñu àggee élection 2012 mais teewul dafa ñàkk pouvoir mbooloo bi la topp moom foo jëm ñu topp la loolu du nattuwaay bi mooy li nga diggee woon ndax def nga ko. te gis nañu ne président Sall milliards yi mu diggee woon ci régions yi defu ko. defal enquête rek région bu ne nga dem xool la mu fa diggee woon boo ko xaajoon ñeenti xaaj benn ba sax defu ko. defu ko dama région de Diourbel tey bokk na ci région yi nga xam ñoo gën a néew doole ca boo fa demee doo fa gis dara demal maanaam Kédougou demal Vélingara demal yeneen kii boo demee ñoom da ngay xam ne foofu noonu seen département yi lañ fa waroon nag lii dara amu fa. léegi ci loolu lu PDS am comme programme nekkoon ngeen ci bopp réew mi def fi fukki at ak ñaar jóge fi xanaa wala boog da ngeen di continuer li ngeen doon def wala da ngeen di indi lu bees bu leen Sénégalais yi wóoloo ak seen candidat bi di Karim Wade. xam nga danañu indi li fi newoon waaye danañu indi lu bees yi dolli ci ndax aussi suñu candidat Karim Wade mi ngi liggéey ci programme am bi nga xamante ne moom la ñu war a présenté bu ñu àggee ci élection yi te jàpp naa programme boobu bis bu génnee bu ko Sénégal yi gisee danañu xam ne mooy nekk programme bi gën ci programme mu candidat yi. ndax ëmpule wuloo ne am nañu expérience baa nga fa xam-xam baa nga fa ba tax na bis bu génnee nit ñi danañ xam ne programme lay doon boo xam ne bu am solo boo xam Sénégal yi bu ñu ko gisee rek loola dana leen doy ba danañ xam ne vision bi nga xam ne président Karim Wade am na ko pour développer Sénégal bu boobaa dana leer nañ ñi ci programme boobu. sëñ bi kenn mënut a wax honorable député ci waxoon moom ci pencum ndaw réew mi ak doxalin bi. ñu ngi ci 13e législature nekkoon ngeen ci ak dal bërëg gi léegi jeex na reprendre ngeen liggéey bi bon def am natt quelques mois bi ngeen reprendre wala quelques jours bilan booy def ci doxalinu penc ndaw réew mi en tant que député représentant du peuple ndax la amoon ci 12e législature bi nit ñi doon wax naan duñu sentir penc ndaw réew mi ndax gis nga ni soppeeku na wala déet ndax askan wi tam ñoo leen fi yónni pour ngeen nekkal leen fi aussi. xam nga du ma wax ne soppeeku na wala soppeekuwul. askan bi nekk ci biti ñoom ñooy jàngat te ñooñu li ñu gis mooy ba léegi si am na lu des lu bari. lu waral def bi. waaw am na lu bari lu des ndax dama gëm ne assemblée nationale ñun suñu fi nekkee askan bi lañ ci war a représenté. lépp loo xam ne gis nañu ko gis ni lii njariñu askan bi nekku ci waruñ ko voté te gis nañu ne toujours ay projet de loi ñi ngi fi ñëw yoo xam ne. lanu cay gis du njariñu askan bi waaye njariñu président Macky Sall la. pour politique am. comme yan loi. mais jëlal lu bari tey jii boo jëlee tey lu mel ni contrat yi nga xam ne mooy contrat gaz yi. waaw ñun gisuñ ci njariñu Sénégal. ndax contrat yoo xam ne ñun ba léegi si gisuñ ko ab këy rek la ñu indil 50% Sénégal 50% Mauritanie provisoire boobu nag lu làqu ci ginnaaw. te yow indiloo ñu contrat. provisoire mooy loo xam ne à tout moment mën naa sensé. waaw
nekkul loo xam ni dañ ko dafa nekk loo xam ni lu wéy la à tout moment bu leen neexee mën nañ ko changé ba pare contrat ba wënuñu ko. kon Sénégal moo ci ëpp après. non mais taxawal contrat ba ëllëg bu génnee. ñu def ne Sénégal 30%. Mauritanie 50%. Société bi war a liggéey affaire 20%. mais bu boobaa fekkoon na député yi ñoom voté nañ ko ba pare te loolu moo jaaduwul contrat bi dañ ko waroon a gis ba pare. kon da nga bëgg ni. pencum ndaw réew mi ñoom voté loi ba pare. voté gis sax contrat bi ni non voté nañ ko ci gisuñu contrat bi kooku moom lu leer la. beneen ba ca topp mooy contrat yi nga xam ne président Macky Sall mi ngi koy signé contrat yi dara leerul ndax mënuñu jëm ci ay élection ngay signé ay contrat ca fan yii rek gis ngeen mu signé contrat boo xam ne mi ngi ko signal benn société bu tudd Tosyali doon ay turc ca contrat yooyu kenn xamul lu mu signé lan la waaye exploitation maanaam fer de Falémé bi mi ngi ko jox société boo xamante ne Tosyali la tudd ca société boobu ñëpp xam nañu ne société la boo xamante ne nii ñu bare bari dañ ko jàppee société boo xamante ne dafay xeex maanaam ak américains yi ca it ñun bëggoon nañoo xam yenn sociétés yi bu ñu fiy dugg contrat yi ñuy signé ñu mën a xam lu nekk ci contrat yi ndax ba léegi ndax mënoo jëmit ci ay élection di signé ay contrat kooku yoon daf ko tere. mais loolu rôle lu ndaw réew mi la. waaw ndax yéen seen rôle en tant que ay parlementaire. waaw yéen a war a contrôler. xam nga indeegu ko fi waaye da koo wër sa signé. ndax benn dañoo jëm ci ay élection waru koo signé. beneen bi ci des mooy contrat yooyu muy signé dañu gis ne lu ci bari intérêt Sénégal nekku ci mais intérêt ay yeneen i nit ñoo ciy ne. lan moo ne ci contrat fer bi ci Falémé bi nga jàpp ni intérêt Sénégal néew ci. xam nga intérêt Sénégal nekku ci mooy li nu daloon ci bu njëkk muy contrat yi jàll. contrat yi jàll lu ci bari contrat yëpp daal. ci gàttal muy gaz muy pétrole bi. ni ñu koy signé baaxul. te xam nga léeg-léeg dañuy signé contrat mu nekk 30 ans ci kanam. yoo xam ne amoo droit changé contrat wala boo ko changé société boobu am na droit plainte la ci tribunal commercial bu nekk Paris wala Amérique wala dara ca bu boobaa yow mun nañ la daan. ndax mën naa la jox benn exemple rek boo xoolee ay jamono avant foofu noonu ci fer bi njëkkoon nañu koo jox benn société bu tudd ArcelorMittal. bi mu ñëwee contrat ba la mu signé woon lépp respecté wu ci dara. bi mu demee exploité foofu ba doyal jékki-jékki xëy na day bàyyi. État du Sénégal da ko plainte bi ñu ko plainte ci tribunal commerce de Paris ñu daan ko mu war a jox Sénégal 2500 milliards bi ñu waree jox 2500 milliards yàlla dogal pouvoiru président Abdoulaye Wade jógee fi ñii ñëw ñii bi ñu ñëwee dañoo dem négocier waat maanaam jamono jooju Aly Ngouille Ndiaye moo nekkoon ministre des mines bi mu demee négocier waxtaanaat ak waa métal ñu jox ko 75 milliards ndax mooy li ñu indi assemblée nationale. agence judiciaire deful négociation mais ministre bi ci boppam moo négocier signé ci place agence judiciaire de l' état. loolu jalgati yoon la ndax moom wut a signé agence judiciaire de l' état moo war a dem su fekkee ñoom dañoo soxla xaalis. mën a 2500 milliards yi ñu mën a bàyyi dara pour ñu jox leen dara loo xam ne day teew. bu boobaa agence judiciaire de l' état moo war a dem defi liggéey boobu waaye defuñ ko ministre moo dem def loolu. bi ñu ñëwee itam xam nga 2500 milliards sore na lool ak 75 milliards. Sénégal amoon na sax coow lu bari waaw Sénégal ñaata diggante président Wade ak Aly Ngouille Ndiaye. waaw ndax Sénégal ñaata milliards lañ ko perte loo dafa bari. loolu jaaduwul ku bëgg Sénégal jàpp naa waroo def loolu. amoon na itam benn dossier bu ñuy wax Millicom 100 milliards la woon ñu dem defaat négociation dem jël 50 milliards. kon dafay wane ne ñoom rek ci seeni jëf lu ci bari. maanaam Sénégal ñorul leen daal vraiment Sénégal ñorul leen daal. mais loolu tamit yéen ñi ne ci pencum ndaw réew mi en tant que député yi féete ci opposition bi c' est vrai que da ngeen xaw a néew kattan lool ngir ñu fexe di créer ay commission d' enquête parlementaire mais tamit ngeen jëmal seen kàddu askan wi mën ko xam dafa mel ni depuis ngeen nekk ci pencum ndaw réew mi léegi sax daanaka ngir ñu am commission d' enquête parlementaire ci pourtant lu fi war a am lu bari ngir commission d' enquête am na fi waaye duñu gis benn commission bu taxaw loolu tam doon nekkoon itam néew doole yéen opposition bi ci kanamu askan wi. xam nga danaa di faral di wax ne maanaam qualité moo gën quantité. opposition bëri wuñu waaye nag ay boromi xam-xam bari na ci lool. ba tax na liggéey bi ñu war a def ñu ngi koy def ndax lépp loo xam ne gis nañ ne jaaduwul suñu ci waree ubbi enquête parlementaire incha allah dinañu ko def. beneen bi ci topp muy wax nga ko léegi xam nga nun li nu man mooy gis loo xamante ne xam nañ ne du njariñu askan bi ñu taxaw ni lii du fi amee. waaye nag ñoom yor nañ majorité boo xam ne suñu bëggee jàllale loi ba danañ ko jàllale ndax ñoom seen majorité
bëggu-bëggu président Macky Sall rek lay xaar. ñoom xooluñu jéemuñu cee xam dara ñoom leen rek lañ soxla. li président Macky Sall bëgg rek na jàll. kon nag ñun li ñu war mooy danañu taxaw opposé wu wan askan bi ni leen kat ab loi ngi nii bu ñu indi assemblée nationale mais baaxul ci yéen. bu boobaa ñoom suñu forcé nañ def ëllëgi si biir ñoom conséquences yi ci mën a am rek ñoom ñooy responsable waaye nun li ñu waroon nun def nañu ko. nun loolu rek lañ ci mën. loolu ngay ci mën a def dañuy génn pencum ndaw réew mi. waaw. ñëw ci lu soxal Sénégal ci lu bëri muy màggal Touba bi ndëgmal la mu waxee sëñ Cheikh Mbacke xel dem ci Touba. ñu ngi wàcc màggal gi fa ñuy néew moo rasul diggante ak màggal gi. ren ay soppeeku am na lu jóge ci nguur gi. ndax gis nañ ni lu am solo ci wàllu dem ak dëkk bi ubbi nañu autoroute à péage yi nga xam mooy Ila Touba. waaye nag du am aussi train bi nga xam moo daan dem. yooyu ban jàngat nga ci am en tant que représentant du peuple mais commencé région Diourbel en tant que ku dëkk Touba aussi surtout sëñ Touba boole ci. jàngat bi ma ciy njëkk a am daal mooy ubbi giñ ko ubbi baax na ci côté waaye nag danaa alerter ndax autoroute bi pareegul war naa am ay panneaux de signalisation état bi bala ñu koy ubbi nañ fexe ba loolu moom nañ ko respecté ndax autoroute boo xam ne. chauffeur bi dafay ñëw mosu faa jaar première fois mu jaar fa ca li war muy panneau de signalisation yi amul bu boobaa loola it mën na indi ay jafe-jafe ba tax na état bi ñu ngi leen di wax ne nañu jël matuwaay yi war a jël ba la ñu ko ubbi. loolu naka la mën a nekkee ubbi ab autoroute lu toll ni Ila Touba ay kilomètres yu bëree bëri ci amul benn panneau de signalisation. xam nga danger la aussi. xam nga boo xoolee autoroute bi pareewul. ñoom liñ ci jublu rek bëgg a def politique wane ne autoroute bi defar naa ko ca xamuñu ne état continuité la lii nii tey Abdoulaye Wade amoon na projet bi amoon nisër bi yàlla dogal mu ñàkk pouvoir bi. mais nag président Sall moo ko réalisé waaw mais taxawal mais lépp rek. tey ku tudd autoroute rek sa xel dana dem ci Abdoulaye Wade ndax ñëpp xam nañ ne moo ko fi indi xalaat bi moom moo ko fi indi commencé woon ko. beneen bi ci topp muy président Wade it amoon na yéene bu rëy mu doonoon ñaari voies yoo xam ne maanaam tëli bi nga xam ne mooy route nationale bi ñu fexe ba def ko ñaari voies ba nga xam ne oto yi dem dañuy jaar nii yi dikk jaar nii. loolu yéeneem la woon ca président Karim Wade nekkoon doon def ab liggéey pour bëggoon koo def suñu borom dogal la muy dogal. beneen ba ca topp mooy autoroute Ila Touba ñëpp xam nañu ne ay nit lañu ñoo xam ne ñuy wut xaalis. tey waaw ay chinois la ñoo xam ne. dañoo am alal di investir te nit ki nga xam dafa yor alalam di ko def fenn day xool fa mu gën a doxee ndax umpale wu leen ne ñaar dafa tax ñu indi ko Touba. bi ci jiitu mooy Touba dafa nekk ci centre Sénégal. waaw ndax tey jii booy def autoroute boo ko indee Touba dana yomb nga jël autoroute bi yóbbu ko Matam dana taxit mu yomb nga jël ko yóbbu ko Louga yóbbu ko Ndar. waaye dana yomb itam pour bu ñëwee ba ci yoon bi nga mën koo jàddal yóbbu ko Tivaouane dana yomb yi tamit nga mën koo jàddal yóbbu ko Mbuur waaye aussi tamit boo ñëwee ba Njaareem wala nga ñëw ba Touba bu la neexeet mën nga ko yóbbu Kaolack. zone centre la. waaw mën naa jógee foofu dem ci biir Sénégal. waaw ca bu demee Kaolack da nga ko mën a yóbbu ba frontière ba. frontière Mali. waaye itam da nga ko mën a yóbbu ba frontière Gambie. xam nga kon dafay nekk loo xam ne. ci côté boobu boo xoolee. noonu rek la mënoon a demee ci kuy wut xaalis ndax ñiy wut xaalis dañuy xool fi nga xam ne bu fa demee dana mën a gën a gaaw a tasaaroo ci biir Sénégal ndax ñoom yëmaliwuñ ko rek Touba day jàll. beneen ba ca topp muy Touba itam xam nañu ne màggal li fay ñëw ci ay nit war a jaar ci autoroute boobu dana génnee xaalis bu bari boo xam ne ci wàllu koom-koom dana yéeme. ba tax na loolu bokk na ci li tax ñu indi ko fa waaye indiwuñ ko fa rek ngir waa Touba. dañu ko faa indi ngir wut xaalis ndax ni ma la ko mën a waxee daal tey ndakaaru gii tey buñ ne la woon tey boo yoroon tey ci sa xaalis ne da ngay ubbi ab boutique sa xel la muy njëkk a nekk rek mooy naa dem marché Sandaga am fa place bu baax. am na sax ñuy xalaat naan comme que Ila Touba tali la bopp dañ ko def di business ndax ci la cay am bénéfice Touba waru cee mën a am wàllam xëy na tant que lu jaadu la jàpp naa ne loolu xalaat boobu am naa ko ndax du ñu d'accord it ñu jël Touba utiliser ko xaalis yi fii génnee bu paree dara du dugg ci Touba lépp day génnaat delluwaat ci homme d'affaires yooyu nga xam ne ñoo moom affaire bi loolu moom bu soobee yàlla moom lu si waat danañ ko def aussi waa mairie Touba yi tamit waa mairie bu Touba aussi ñoom it loolu ñoom it incha allah buñ ci àggee lañ ca war a def incha allah jàpp naa ne danañ ko def. yaa ngi wax le maire de Touba sa xarit la
sa wala réew peut-être. mais liggéey bi ci commune Touba est-ce que yaa ngi sentir mairie baa ngi def liggéeyam ni mu waree dëkk boo xam te ne bi des fois lamp yi du tàkk mbalit mi des fois mi ngi ci mbedd mi yooyu yëpp ndax gis nga ni maire baa ngi def rôle ni mu waree en tant que commune. xam nga mairie bu Touba day loo xam ne neexut a wax lu bari ndax li tax mooy ni ñu koy tànnee comme bu ñu àggee ci élection benn liste mooy am. xalifa bi moo koy tànn. bu liste boobu jàllee ba pare xalifa bi mooy jékki-jékki ne diw laa tànn def ko maire kon jëmmi maire bi moom kenn mënu cee wax waaye nag taxawal waaye ci jëmmi dëkk bi ma ne sañ cee wax ndax boo xoolee tey Touba tey sonn nañu ndox maa nga fa taa boo xoolee tey tëliyee ña nga toj benn tëli baaxatul ndax ndox mi nga xam ne ci nawet dañoo taawoon ci tëli dagg nañ tëli yu bari ba tëli yu bari dañoo yàqu ndax man na maa cité ay tëli yu bari comme tëli bi nga xam ne moo jógee ci route nationale bi romb kër sëñ Modou Mbacké Daaru Manaan jëm guy yu sew route boobu dagg na dagg goo xam ne tey oto yi ci kaw territoire bi la ñuy jaar boo ñëwee tey Pencum Pay Wàdd tey tëli ba fa jógee jëm boori usine xorom dagg na dagg boo xam ne tey boo ñëwee ba jub fa oto yi dañuy teggi di jaar non bari na pour jox la rek ay exemple ñu dëkk Touba di ma déglu tëli yi fa yàqu bari na ca tey ji mairie ba amuñu doole mën koo defar waaye loolu itam ba tey kenn nag laa naan duut baaraam mooy président Macky Sall rek ci li ko waroon ci Touba rek day wane ne ba léegi defu ko ndax aussi mairie bi amul doole yi mën a def li ñu war a def lépp mais tam ndax maire bi warut a mën a am ay partenaires comme ni ñuy def coopération décentralisée am ay partenaires nekk bitim réew ñu lay jàppale ndax dëkk bu mag mel ni Touba tamit bu lëkkaloo amoon yeneen dëkk yi war naa mën am lu bari xam nga Touba day am réew ndax man gis naa ne ñoom léeg-léeg danañu am ay partenaires ndax fan yi gis naa ay indien ñu fa mayee fa ay poto lampe ak yeneen waaye li wér ci wóor daal mooy taxawaay bi war dëgg diggante état ak mairie bi man li ma jàpp mooy état la ko waroon foofu defu ko waaw ci beneen mbir ñëwaat ci Ila Touba ubbi nañ ko ngir màggal gi yaa ngi wax ni nañu alerté ndax xëy na pareegul amul ay panneau de signalisation waaye tam ci wet ga baax na ubbi tali bi waaye train bi moom demul moom autorail bi nga xam daana dem ci ko wax màggal Touba xam ni Touba moom histoire da ko boole ak autorail ku fàttaliku jamono Cheikh Moustapha bi ni liggéey li nga xam mooy chantier wu jumaay Touba ak autorail bi jógee Diourbel jàpp Touba ren de xanaa histoire na ko jàpp guléet màggal Touba am train bi déplacé wu dem Touba. xam nga man dama jàpp ne état bi li mu war a def ci wàllu semaine de fer defu ci dara ndax bi mu toogee ba léegi semaine de fer dafay gën di dellu ginnaaw beneen ba ca topp muy tey ña fay liggéeyee ay jafe-jafe la ñu nekk ñëpp gis nañu leen toujours ñi ngi wax état bi sëgg faalewu leen. déjà sax ñu nekkoon ñaari fanu gërëw. waaw faalewu leen ndax état bi moom respecté wul semaine de fer donc man daal li ma gis mooy dafa mel ni semaine de fer moom bu sañoon du amati maanaam train bi daal bu sañoon train du am ci Sénégal. ndax man mënuma d'accord nga jël ay milliards yu bari investir ko ci benn train boo xam ne mi ngi jëm rek aéroport agul sax aéroport. jam ñaajo rek la yem. pour mu àgg aéroport rek mënagul a àgg. nga wàññeekuwaat yow train bi fi nekkoon nga xam lépp ci askan bi ci moom lañ daan jël di ñëw màggalu Touba. ndax wax nga ko léegi kenn mënula tudd train bu Sénégal wala te tudd Serigne Modou Moustapha. ndax bi nga xamante ne jamono tubaab ba. ñëpp xam nañu ne raay bi mi ngi yemoon Njaaréem bi nga xamante war nañoo tabax jumaa yi Touba Touba bi xamal ko ne ko ñoom amuñu doole. mën a indi raay bi jëlee ko Njaaréem indi ko Touba. sëñ Modou Moustapha daf ne moom mooy financé raay bi. waaye yi tamit du yem foofu moom mooy wax seex si ak murit yi ñu dem gas raay bi jëlee ko Njaaréem indi ko Touba. li nu gis rek mooy bi mu toogee ba léegi moom daal jubluwul Touba dafa mel ni dafa jóg daal di xeex. askan boobu di xeex waa Touba ndax man di mu def nii weesuwul lu may sabotage ndax mënuma d'accord raay bi su fekkente ne daf ci am côté yu baaxul màggal gi at ba at la diggante bi waroon nañoo mën a réparer côté bu ci baaxul defar ko ba mu baax te loolu ñu wax ne maanaam affaire sécurité la ak yooyu ay caaxaan la ndax man de wax dëgg yàlla fàttalikuwuma train bi fu ñu mas a déggee ñu ne daa déraillé jëm si Touba ba ay wagon daanu wala dara. man de loolu amoon na fi. waaw waaye ba léegi boo xoolee gëj na. xam nga gëj na. mais boo xoolee tey ji oto yi màggal bu jot ñaata accident mooy am kenn xamul nu mu toll kenn mënu koo compter. kon dama jàpp ne
loolu muy wax moom wax ju yàqu la. wax ju yàqu la joo xamante ne waa Touba duñ ko mas a pardonné. ndax li ñu gis mooy sabotage la rek. toujours mi ngi def loo xamante ne day saboté rek. moo ne moom le président Sall mi nga jàpp ne saboté Touba moo ko tax a jóg am na ay kilifa yu mag yow bokkal Serigne Touba ñu koy jàppal tàng ca Touba nga xam leen bu baax a baax mais kon day mel ni moom dugal na tànkam ca Touba peut-être yéen a fa am doole yéen opposition bi rek waaye mi ngi fexe jàppale Touba aussi. xam nga damay faral di wax ne ñaar dafa am jàppale nit ngir sa poos ak jàppale askan bi nun nag li ñuy def mooy jàppale askan bi mooy askan bi dañu gis ne président Sall ba mu toogee léegi defalu leen dara moo waral askan bi it nun lañu àndal. ndax xam ne ñeneen ñiy wax ñu ci bari la tax ñuy wax seen intérêt personnel la waaye du intérêt askan bi lu nag intérêt askan bi rek lañ fas yéene nekkal foofu. foofu lan lay gërëm bu baax di wax ni xam naa ak màggal gi incha allah DTV du ñàkk mu am benn wàll bu dal ak yow ma dénk la ko sama mbokki taalibe war a ñëw foofu ci Touba. waaw incha allah ñu gërëm la bu baax. amul benn problème incha allah ñu ngi leen di xaar. mu doon sunu gan Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly nekkoon sunu gan émission diisoo. xam naa képp koo xamante ne maanaam yaa ngi seetaan lii maa ngi lay wax ne su fekkee wax naa loo xam ne mun naa am daf la tuuse wala mu metti la ñoo ngi la koy jégalu ndax wax moo jafe lenn rek moo nekk suñu bëgg-bëgg leeral askan bi ba askan bi xam li nga xamante ne moo nekk ci suñu réew ak li nga xamante ne ay jafe-jafe la ak i erreur yoo xamante ne état bi ñu ngi koy def ñu leeralal leen ko loolu rek moo tax ñoo ngi jégalu képp koo xam ne daal jàpp na ne lu ñu wax da ci am lu ko kii di profito yi nag di siyaare waat suñu waajur Serigne Bara Dolly Mbacké di siyaar képp koo xamante ne kilifa diine la di seetaan DTV di leen siyaar ñoom ñëpp di leen ñaanal ñu ñëw ci màggalu jàmm dellu siwaat si jàmm jërë ngeen jëf. di wax mbokk yi doon bàyyi xel seen télévision DTV beneen émission beneen invité ak benn waxtaan ngir nu di ànd ak suñu programme ci DTV merci beaucoup sëñ bi gërëm naa la bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. merci.